macha allah muy lu am solo. loo xamante ne nii mi ngi amee woon ci Maris ñu ciy félicité bu baax a baax Père Gaston Mbengue. ndax mi ngi def loo xamante ne mi ngi yokku làmb mais damay ñëw ci avant ma ñëw ci Balla Gaye ci Père Papa Dieng laay ñëw. Père Papa Dieng Balla Gaye 2 digganteem ak Bombardier mi ngi en cours ñi ngi ci préparation yi ñu jékki-jékki mu jël Boy Niang ci ñaari aspect yëpp ci lu tax mu jël ñaari combat yi dama la ci laaj sportivement loolu noo ko gisee. dafa jaadu. d'abord moom xale la te xam na làmb ni mu demee ndax papaam daf daan bëre. mais ay waajuram ak yooyu bu ñu daan bëre ci at mi peut-être benn yoon lañ ciy bëri moom xam na ni loolu amul avantage. gis na ba muy bëreeg Modou Lo dafa bëreeg moom mu daan Modou Lo dem daani Eumeu Sène. te bi làmb ji jeexee moom Modou Lo ci la yëg ni. waaw Modou Lo ak Eumeu Sène taxaw Modou Lo bi muy bëreeg taxawoon na. waaw te bëre bi taxawoon na. waaw am nañu si sëkk Modou Lo sax. ni mënoo bëre benn combat ba pare di calculer beneen combat bu ñëwagul. mais comme que ñoom ay xale lañu. te boo gisee sport dañuy jouer ay aller retour. ci at mi. donc ku ci nekk da nga dajeek sa morom minimum ñaari yoon. te ñoom tôt ou tard làmb ji dafay jeex te le temps presse. te il gagne de l'argent. ndax li ñu siy gagné ci xaalis amul benn sport bu koy gagné au Sénégal. donc moom ci biir entourage bi mu am puisque boo amee entourage bu baax bu mel ni entourage bi mu am. dañ lay pousser pour nga ba mun a signer lu mat 2 contrats 3 contrats ba 4 contrats nga signer ko. puisque doo ko bëri ci benn at bi. puisque digganteem ak Boy Niang soo moytul 2022 la ñuy bëri. mën na signer waat beneen contrat boo xam ne fin 2022 dina ko bëri. parce que avantage am la xale la. au lieu muy toog pendant 2 ans di bëri benn combat wala ñaari combat il est préférable en 2 ans mu bëri ci 3 combats ou 4 combats. donc c'est un avantage psychologique. te yaramam may na ko condition physique am may na ko. ndax mi ngi entraîné. sérieusement il a du temps. mun na dem France entraîné wu mun na toog fii entraîné wu am na encadrement. te boo gisee rek mu def loolu dafa am jom. waaw ku am jom mooy def loolu. ndax rëy na rëy goo xam ne ni bu toogee sax nañ ko may xaalis mais loolu gënalu ko. di ko gënal mooy mu ñàkk liggéey. récupérer xaalis. parce que Mamadou. luñ la may nga liggéey koo gën. waaw dëgg la. lu mu bari. parce que loolu Pape wax mën na nekk. mais pour nga mën a jël autant de risques. ci làmb nu mu mel. day fekk aussi tamit nga am hygiène de vie. ak ay qualité. mooy sportif. de haut niveau. haut niveau dafa am ay sacrifices yu mu laaj. yu bare nag. dina bare nga bàyyi lu bare ci sa àdduna. ci sa ndaw muñ ko. pour mën a sàmm sa carrière. parce que carrière aussi dañ koy gérer. te Balla te déjà Balla mine de rien def na plus de 10 ans. 10 ans si lamb. Balla def na normalement 13 ans 14 ans 15 ans ci lamb ji. mais nit ñi bi ñu koy découvrir 2005 ba léegi bi ñu koy découvrir ci CLAF. waaw amoon Demba Diop. loolu 2006 la. 2006 la ci ñoom ñu bare ci lañ. 2006 ak léegi lan la du 15 ans. 2006 ak léegi rek. am na 10 ans. ah am na 10 ans. waaw ëpp na 10 ans. ëpp na 10 ans voilà. 2021. 14 ans non 14 ans. te booba xale la. xale la boobu ci CLAF boobu. waaw mi ngi amee Demba Diop. man mii dama demoon seetaan yi. ci la ko ñu bare découvrir. muy gagné di génn. di dem di daan ay ñeneen moroomam. et boo bokk léegi donc ce qui veut dire que ne. au niveau boo ci tolloo dafa laaj ay effort ay sacrifice yooyu def bàyyi ko am hygiène de vie parce que loolu moo lay mën a permettre aussi nga nekk dans la durée parce que boo ko defulee tu passes à côté oui bien sûr parce que le temps te rattrape foo neex na nga am xaalis nekk xale ñu dar la soxna yi nekk à gauche à droite gars yi ñëw toog waxtaan xawaare yooyu yëpp nga muñ ko parce que aussi tamit da nga bëgg a gérer sa carrière et comme l'a dit Pape aussi parce que boobu carrière day jeex. exactement. te moment yi nga mën a liggéey pour préparer sa avenir. te moment yii la. c'est maintenant que ça se prépare. Et puis je pense qu'il y a ñetti aspects si vous permettez très rapidement ñetti aspects yoo xam ne je pense que ça entre en jeu. Le premier aspect mooy que ne le promoteur Gaston Mbengue d'abord il y a eu le flair. ça montre que quand même c'est quelqu'un comme une Don King voilà. Donc il y a eu le flair de mettre en place toutes ces affiches là yoo xam ne moom lañ doon laaj. ça c'est un deuxièmement ça montre aussi que ñoom ñaar kii Balla ak Boy Niang ils sont au top. parce que c'est de bons clients c'est ce qu'on appelle de bons clients. Bien sûr. Et puis troisième aspect mooy que ne ils ont de bons encadrements. parce que su ñu amuloon de bons encadrements peut-être que du ñu am ces combinaisons. et je pense que ñetti combat yëpp c'est on va vers de très bons. Fadima en fait man damay poser question Balla c'est pas pour. mais balaa nga koy poser xaar
xaaral c'est pas pour rien mu tax mu tudd le lion de Guédiawaye. le lion de Guédiawaye waaw. lion la man lion la moo tax ma koy man lion la xam nga fit mooy. moo tax ngeen nekk face à face. moom lion la. man je m'appelle Fatima la lion. waaw bu mag sax. macha allah muy lu am solo. non bàyyi nga après nga posé cette question. après nga ñëw ci parce que damay bañ li borom xam-xam yi wax ci plateau bi mu rëcc. ci côté hygiène. ci côté ni ñu war a waajalee combat ci côté professionnalisme. bala dégg nga père Papa Dieng dégg nga suñu père Talla dégg nga Kandé. li mu wax naka noo ko jàngatee balaa ñoo ñëw ci sujet bi. waaw d'abord jërëjëf maa ngi sant ñi nekk ci plateau bi faaw ma nuyoo tuuti di jaale suñu benn grand bi nga xamante ne mooy grand Alsane dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yéen a xaar ko àjjana. di gërëm sumay staff ak sumay encadrement. dina di ñaanal suñu Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool. njabootu si maam Limaamu Laay bu Kunta Ndiassane. njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bi rawatina supporteru Balla Gaye numéro 2 ak ñi ñuy seetaan. di gërëm sumay staff ak sumay encadrement. ku ci mel ni Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon ak Omar. ak suma papa suma xarit Abdou Aziz Ndiaye. ak Baye Ndiaye ak Massata Babacar Ndiak Baara Gueye Cheikh Mbacke Kilingawe ak Andaw ak Pam Mam di gërëm ak Guédiawaye gi parce que comme yàlla mu ñu xiiree donc mënul ñàkk ñu nuyu leen ñoom ñëpp ak Malick Gakou ak ministre Néné Tall suma xarit ak Aline Sall le maire waaw le maire ak suñu mag Malick Gakou moo du question bi am na importance parce que ñun ba ñuy nekk xale daanaka dañ daan jël 3 avances muy ci gala bi yàgg na niñ ko jël naa Coly Faye jël naa Ousmane Diop jël Boy Sey jël Mbaye Diouf muy 3 combats te boobu yëpp dañuy nekk ci compétiteur di yow entraîné mais sportif kon ni ko suñu papa ji waxee Talla la tudd Talla suñu papa Talla Fall mënoo nekk sportif di compétir di liggéey bu ko booleeg caaxaan mënul nekk mais boo lekkee avance jàmm dina la permettre nga gën a fonkat sa bopp dina la permettre lu bëri nga toog jàpp sa ñàmbur liggéey sa liggéey donc ma yor staff bu am solo nag bu baax surtout ñu xam làmb ñu ma ci waxtaan ak man combat bi aw ma ci sax discuter ak lu may wax daf ma woo Abdou ne ma bu ngoonee nañu daje kër Gaston. combat bi ñaata heure nga ko yëg. non amul heure damaa ndogu ba pare mu woo ma ne ma bu ñu ndogu ba pare nañu daje kër Gaston. boobu xamagoo lu xew. non xawma lu xew. xamagoo lu xew. non. bi ngay jógee sa kër. non. jër ko. parce que ki ma yor wóolu naa ko. dafa wóolu Aziz ki ko wóolu ki ma yor wóolu naa ko. xam naa mooy kan xam naa ambition ci làmb. xam naa doy gu ko yàlla may ci làmb. kon ñu ngi ko koy sante loolu laa ci am après ñu dem ma gis Boy Niang ñu ne ma loo fi wut ma ne leen xaw ma lu ma fi wut. waaw donc loolu laa fi am. donc nit nag mënoo joxe bopp ro ci làmb. nga ñëw mën la signé nga signé. man signé wu ma sax moo signé. loolu laa ci am. dëgg la ah oui Fatima ñëwal. man sama question boobu ma foog parce que man Bombardier client la mais nga ñëwaat jël Boy Niang en même temps. Balla loolu préparation métti la il faut nga dëddu àdduna wax na ko léegi. maanaam nga dëddu lu bëri pour nekk au top. préparation boobu dina métti de. waaw tàmm nañ ko nag. parce que depuis ba ma nekkee xale ba léegi moom laa xam. dama ne bëri rek dugg ci làmb sama 2005 bëri naa 5 combats. 2006 bëri naa ci 4 combats. 2007 presque ci laa dugg ci gala bi. kon yaakaar naa ne mis naa entraînement bi te puis xam naa ko métti aussi tamit yàgg naa ko di ko dund sama yaram. moom laa xam bu ma sport wu sax dama yem feebar. tellement que nag aussi ay xale lañu. def naa lépp li nga xamante ne moom la champion war a def. nee nga da nga ñëw rek fekk ñu ne la nga signé mais. combat Balla Gaye Boy Niang bëggoon nañ ko muy waa Pikine muy waa Guédiawaye bari na woon. ñu ko doon coow est-ce que yow bi nga ñëwee doon na loo xamante ne a bett na la. non. nga fekk dans la vie moom ci làmb. amul leen lu may bett ci làmb. parce que ci la moom laa xam. kon xaaroon nga combat bi am. xaaroon naa ko soit que dañuy bëri ren wala déwén wala après donc. lu jot yomb mooy li ma ko wax. keroog ménagère bi nee naa ko mu ngi doog a jot. jot na nag. mais waaw mais Boy Niang c'est vrai jot na. def na vraiment li tax mu war a mën a bëre ak yow. combat bi lu mu war a mën a jëriñ làmb. combat Boy Niang Balla Gaye numéro 2. waaw jëriñ na làmb lu bare apporté na làmb lu bare boo ne Ama Baldé tey ne Modou Lo làmb mënul wax maanaam mënoo wax ci misaal nga naan dekkil na làmb lii la gars yi di wax nga ne Boy Niang Balla Gaye
kon ni nga ko faral di wax dañoo sonn ci Balla Gaye Eumeu Sène Balla Gaye Bombardier non man nag moom dafa mel ni Gaston dafa ma dégg parce que bëgg loolu mu kase loolu waxtaan ci pendant émission yi pour mu kase même tête tout le temps grand contre petit grand contre petit mooy neexal lamb mooy yoon voilà kon nga xam ne kon loolu bokk na li nga xamante ne amateurs yi ñoo ko gënoon a bëgg Sénégalais yi ñoo ko gënoon bëgg donte ne mag bi tax ñi naan mag kon par rapport ak man Bombardier boo dee seet magee na ma 10 ans ay Eumeu Sène magee nañ ma 6 ans ay Yékini magee nañ ma 10 ans mais ak bii bokkul parce que tey boo seetee même sa tofa la waaw li lu ñu magee bëriwul quoi donc loolu dafa am solo donc daal gëm naa ne daal làmb la boo xamante ne Sénégalais yëpp a ngi koy xaar te yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm kon dama nekk ci ñaari préparation première bi mooy Bombardier boobu dinañ ci ñaan yàlla nañ ci ci boobu sax lañu war a dugg nii boobu dinañ ci ñëw ci waaw ci dinañ ci ñëw ok waaw wala ñu dugg si sax non non boo parewul ak moom nga yeggaleeg moom bu dee